tegandoo rien que rek pour bëgg a gën a déggoo réseau bi nag comme ni ma ko waxee rek dañ ko def pour ni ko Serigne Fall waxe jarul ñu ciy dellu loolooy objectif bi moo ñu tax a jóg mi ngi soqi ko nag ci journée 17 juillet 2018 ci benn séminaire bu amoon Kaolack boo xam ni atelier bi dañ ko defoon pour formation des femmes leadership et gestion et pour le changement et la sécurité alimentaire léegi biñ ko defee noonu nag dañ ko jëloon au niveau national chaque région ñu jël fa ñaari femmes yooyu ñu jëloon par région séminaire bi yàgg neex moo jur lii léegi ñu ni pourquoi pas nag ñuy bàyyi comme que dañuy def ay séminaire de formation te duñ ko pérenniser léegi nañu bañ a tàggoo jàppante doon benn daal di koy transformer en réseau kon ci biir noonu ma ko waxee rek réseau bi moom presque buñ ñeexee ni c'est national ndax chaque région 2 personnes jóge woon na fa kon mën nañ ñi couvrir na le niveau national bi loolu jàlle biñ koy waxtaani madame la présidente ubbi groupe WhatsApp pour ñuy man di communiquer léegi bi mu gubbee groupe WhatsApp bi femme leader yëpp di ci daje ñu ni pourquoi pas ñu taxawal ko réseau pour mu mën a yàgg ci lañ ko taxawal def ko réseau des femmes jàppoo ànd liggéey di yëkkateendoo di dóorandoo léegi biñ ko defee noonu ñu tëral assemblée générale le 20 février 2020 biñ tëralee assemblée générale fii lañ ko tërale woon assemblée générale bi on a débuté à 12 heures ñi ngi ko terminé keroog à 17 heures ci lañ waxtaan def proposition de bureau biñ defee proposition de bureau mu xaw a guddi ñu génn ni après fii ak 1 mois ñu daje def évaluation officialiser ko teg kii bi règlement intérieur bi yàlla mi dara tëwul le 20 février lañ ko def mois de mars ñu décréter état d'urgence pour affaire Covid 19 bi léegi corona boobu nag moom mooy li ñu tënkoon téye ñu ba booba ba léegi daje wuñu dañuy waxtaan rek ci groupe bi WhatsApp ci lañ génn itam dem déposer récépissé bi au niveau de la préfecture léegi bi mu ñëwee police ak couvre-feu bi woowuñu ñu dañu tëye kayit yi muy defar di yóbbu ñu ko naan defaraatal lii ba ci mois de juillet bi ci la ñu doog a woote bi ñu wootee bi ñu demee ñu defal te entendre ñu ko ne ñu laaj la mais ba léegi taxagul mu pare ndax defaguñ sax enquête de morale bi léegi ci lañ ñi nag comme que levé nañu confinement bi léegi pourquoi pas ñu tenir suñu journée d'évaluation bi ñu jàppoon ci mois de mars bi far ñu décréter état d'urgence bi léegi moo waral ñu jàpp ko le 19 bi décembre le 19 décembre bi nag bi ñu ñëwee comme niñ ko waxee léegi il faut ñu bokk toog waxtaan jox suñu consultant ni mu tërale plan d'action bi pour 2021 yàlla bàyyi ñu fi ñu fekke ko am ci lu gën a kawe suñu njort am ci wér yàlla dàqal ñu fi corona bi mu dem ba faaw ñu bañati koo dégg dong doon ci suñu wàll ñu fekke ko te tal ko tàmbali suñu liggéey jërëjëf li ci des ndigal ma jox madame la trésorière mu compléter son état merci beaucoup jërëjëf auzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaqa auzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaqa auzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaqa bu ñu santee ki nga xam ni moom mooy Mawlana ci jara sant ci sàkk bi def yëpp tey jii ndaje mu mel nii wax dëgg yàlla am na ndaje yu bari yu may dem waaye yëg-yëg bi ma am tey ci ndaje mi gëj naa ko yëg ndax damaa ñëw fekk fii ñoo xam ni samay wóllëre lañ ñuy jokkoo te daanaka musu ñoo gise am lu nu bokk te war koo doxal muy
sëñ Bassirou Amar ma jaar ci nuyu ko sargal ko imam dégg na ñaan gi sëñ Falit dégg naa sa tur lool ba daanaka soxna Seynabou saa yi ma waxee ni ma war ngaa ñëw xamanteeg sëriñ tey nag taxawaayu professeur lay taxaw ak li ñuy wax ses alumni ñi nga xam ni formé woon na leen ba pare wëlbatiku ñëw di saytu ba xam lam leen jàngaloon mokk na am déet yéen de xawma kan waaye bu ñëpp meleen ni yéen ma wéer samay téere bañ a tey jàngale ndax benn na ngeen ko jàngee woon xam ni soppeeku day doon loo xam ni saa yoo ko déggee mooy yokkute ndax buñ nee soppi ñu bëri dañoo defe ni da ngay soppi li fi neen déedéet da ngay fexe ba li fi neen nga yokk ko ba mu gën a dëppoo ak la nga xam ni mooy amal njariñ askan wa yéen loolu leen doon wax changement ñu jàngal leen nag nan la ñuy conduire changement waxoon leen ci juróom-ñetti pàcc bi ngeen ñëwee am ngeen yëg-yëgu ni kat war ngeen a def dara ba moo waral tey ngeen samp mbooloo mi bi ngeen sampee mbooloo met fexe ngeen ba am vision te vision bi mel na ni seen consultant bi nga xam ni mooy présenté ci kanam tuuti plan d'action bi ci la sukkandiku ngir mën a génne action yi yéen a ngi communiqué tam ndax woo nit ñi ak WhatsApp yi nga xam ni nit ñaa ngi toog loolu bokk na ci li nga xam ni daa bokkoon ci sart yi mel na nekk ndajeem tey ñi ndajeem bànneex la ndax kon yéen a ngi feetu kon yéen a ngi ci 6e étape bi 7e bi nag dama leen koy gën a dénk mooy ne jamais abandonner bu leen musa abandonner lu metti metti wane ngeen aw yoon te fii ngeen jaar xam ngeen ni bu ngeen continuer am ngeen plan d'action bu ngeen ko dérouler fi ngeen bëgg a dem di ngeen fa dem ngeen fexe ba nga xam ni li ngeen mébét di ko def day dem ba ngeen miin koo miin ba nga xam ni rek day mel ni daa doon culture ci yéen ni nga xam ni noonu la ko suñ mbokki murit yi amee ci culture nii ñoom jàng xasida kat culture la ci ñoom ba fu murit toll day jàng xasida loolu lu jataay bi xat-xat laa noonu dinaa ko ci wax yemale ko foofu wala su ma sàgganee rek damay xaabaabal te bëgguma xaabaabal am jàngalekat kenn du ko joxul micro naan ko waxal soxna Seynabou sant naa la lool sagal nga ma it nag ndax lii moom mooy li nga xam ni mooy sagal ab jàngalekat jàngal nit mu jël xam-xam bi tekki ko di ko jariñoo loolu wax dëgg yàlla kontaan naa ci trop jërë ngeen jëf ak yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ko doon defandoo yéen ñëpp xàmme naa leen bu leen defe ni dama leen a fàtte tey nag soxna Seynabou mooy présidente moo ko tudd rek mel na ni tudd naa leen yéen ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. Qui laisse entrevoir une fraternité, une gentillesse à l'encontre d'une femme pétrie de vertus éthiques et de valeurs. Je peux citer Madame la Présidente Adja Seynabou Niang ànd jàppoo liggéey. Adja Seynabou Niang, je me permettrai pas de retenir mes mots aujourd'hui et de dire sans ambiguïté les sentiments qui m'animent actuellement en ce jour spécial. Je ne cesserai de faire des duwaaw di la ñaanal guddi di la ñaanal bëccëg ak duwaaw si laa al muminin ada uni astakbirkum. Vraiment dinaa ñaanal sama sœur qui est la présidente d'honneur de mon association qui s'est transformée en force économique des femmes. Je peux citer toujours Adja Seynabou Niang. Vraiment, que Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant par sa grâce et sa miséricorde vous bénisse abondamment avec tous les réseaux
toutes les femmes qui sont derrière vous. Et le réseau des femmes, handicapés ligués, qu'Allah vous protège, vous tous, et Madame la Présidente, tout le moment et au sommet de vos désirs. J'ai saisi aujourd'hui cette belle opportunité pour exprimer avec allégresse mon impression profonde et sans risque de se tromper, car c'est une évidence et une réalité. Aujourd'hui, c'est une belle opportunité qui nous est offerte, Madame la Présidente. On va essayer de tirer notre épingle de jeu afin de voir une des meilleures conclusions à la phase finale de cette émission. ngeen jóg sargal ko te yaakaar naa ne tey ku jóg sargal ko rek yàlla na yàlla sargal seen ànd bi ànd dëgg la ku xool la couleur blanche la couleur de l'espoir boo demee da ngay armal mag min shahrillahi faman aazal bayta aw ihtamala fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man yatawafa khayran fa inna allaha samiun alim alimul ghaybi wa shahadati wa rahmanir rahim yàlla na yàlla teg loxo ci yéen bi doole jërë ngeen jëf merci beaucoup. incha allah kontaan rek tey jii maa ngi nii yéex a ñëw waaye tey dama di woon tey damay teew incha allah rabbi di kontaan bu baax si woote sunu yaay ji sunu mag sunu xarit nekk ak ñun bokk ak ñun daanaka bi ma ko xamee xëy na man maa ko mujj xam waaye lu dum digle ñu lu baax awoon ñu si yoonu jub tey jii maa ngi jóge ba Wakaam damaa wër ba sonn woo ko ba sonn jotuma ko ci portable am waaye nee naa du ma ñibbi mukk te egsi wu ma gis ma ndax daf ñu ko jaral dafa nekk suñu biir nekk yaay nekk mag nekk xarit nekk conseillère macha allah rabbi tubaarkàlla dinu digal dinu xelal buggu jàmm ak salaam nag fu nu meree wala ñu nar fa def nakati su dul noonu mu ni déedéet new leen nii fu nu waree génnee xaalis moom dina fa génne xaalisam teg macha allah moo tax tey dama ne woon foog ma teew incha allah di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla fu mu bëgg àgg yàlla na fa àgg moom ak mbooloo mi macha allah rabbi parce que dama tëgg fuwaat ñaari yoon Wakaam moo fay jiitu moo fay mujj te Wakaam solo na bu baax a baax su ko neexoon mu ne du ñëw waaye daf ma sagal di ma jàppale guddeeg bëccëg di ma digal di ma xelal bàjjan kontaan nanu yàlla na yàlla kontaan si yow jàppale la si biir ak si biti ju àggale la fa nga bëgg a àgg si daraje Muhammad nabi sallallahu alayhi wa sallam mënu ma ko woon bañ a wax macha allah kontaan naa merci beaucoup. auzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ngi sant suñu wari Cheikh al Khadim may sant nag sama ñaari waajur ndax lu jiin njaaga te ñooy njaag ma sante sama ñaari waajur ba noppi ma ciy teg nag sama borom kër ndax moo ma dooleel moo ma ñimeloo moo ma jàppale moo ma yërëm ndax nee na peccum liir bu neexee ndey jaa jàpp ca wagg ya man moo jàpp samay wagg góor gi du ni ma guddi na du ni ma naaj na du ni ma metti na su may tukki samay bagage sax moo koy defar dugal ma ci otom ba fu may dugg mu ñaanal ma yàlla ma dem moo ma tax a ñimet kon dinaa ko sant goo xam ni dama leen koy seeral fu ma taxaw mu taxaw fa kon boog loolu yal na ko yàlla defal sutura njabootam gii maam ak yow yal nañ ko siggil ndax daf maa sagal kon nag yal na ko yàlla sagal ma ciy teg nag tubaar fakàlla sama njaboot ak njabootu jàmbur gépp gi nga xam ni dañ maa uuf ci cité bi ñoom laay commencé man ci xale yi laay commencé ndax bëgg guma xale yi bëgg macha allah ma leen di ñaanal yàlla muy góor muy jigéen ñi ci am soxnaak ñi ci amul soxnaak ñi ci am borom kër yal na leen yàlla jàppale ma ciy teg nag sama mbokk yi ci ginnaaw seetaanuñ ma man rek mënuma def réseau su ma defee réseau mu baax ñoom ñee tax mais mel na man rek duma def réseau te ku ma si waxoon nga ni mënoo ma duñ ko def waaye wóor na Cheikhul Khadim ku ma ci woo ni la acca duma la waxaat te nag juruma leen jënduma leen gënuma leen a jàng ëpp ma leen xam-xam
waaye nag tubaar fa kàlla jàpp nañ ci bu réseau taxawee rek yàlla ak ñoom a tax kon boog maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax sant gu amul àpp te di ñaanal yàlla lii ñu jublu yàlla nañu yàlla defal lu kawe suñu njort ma ciy teg nag sëñ Basiiru Amar mee toog jëwriñ Sarsara sëñ Bas doom joo xam ni tubaar fakàlla macha allah jiite ma Sarsara te sëñ Bas wax dëgg yàlla saa bu ma taxawee mu taxaw lii rek wane na ko mook imaam Daam Njaay mee toog kon boog sëñ Bas jërëjëf ak bàcc mi may sant nag bu baax a baax a baax a baax a baax sant goo xam ni ah mënuma koo wax waaye nag dinaa ko junj sant gi nag maa ngi koy féetale tubaar fakàlla Cheikh Touba Ndiaye ndax Cheikh Touba lu jiin moo njaagate mooy jéeg léegi secrétaire wax na ko duma ci dellu le 17 juillet 2018 dootuma ci dellu Cheikh Touba jërëjëf ndax moo ñu coiffé encadré ñu jàngal ñu jikkoy leadership ndax leadership dëgg bala ngaa nekk leadership da ngay gëm sa bopp leadership da ngay yaatal leadership di nga mën a muñ leadership da ngay jotale da ngay baax da ngay yaatu te di nga mën a muñ moom moo ko def ci suñu bopp yi kon boog Cheikh Touba jërëjëf yaag sa soxna may ñëw nag ci ñépp ñi nga xam ne tax ndax du mën a doy ndax ñépp tubaar fakal la dëkkandoo yi ay roqay faal buri bàcc li waa fekkee ma ci boole jiital nag Birahim Seck mi nga xam ne dafa ma bëggal boppam Birahim tubaar fakal la fu mu taseeg man waxam ji benn la te nag wax dëgg yàlla jëfuma ko melewuma ko kon Birahim maa ngi lay sant bu baax a baax a baax yaa ngi ñi nga àndal ak waa fekkee ma ci boole yëpp maa ngi leen di sant waaw ndaxte tam foog ñu doxaj ko ndax bu ma bëggee sant fii laay fanaan ndax sama xol dafa sedd ndax li ma waroon a wax secrétaire wax na yëpp jërëjëf Fall sama chéri jërëjëf Fall ndax moom itam dañoo yàgg 40 ans presque 20 ans ku ànd ak nit xam nga ko mu teg ma ci place mook sama jëkkër ji aji say Fall tubaar fakal la macha allah man koy sant bu baax Fall sama rakk jee maam Yaasin topp ci man di ma defaral ba dara du manqué su ma limee rek damay juum te du ma matal ñoo baa ngi nees dëkkandoo 85 ba léegi ñii ñëpp tubaar fakal la maa ngi leen di sant di leen gërëm ba daba su ma ko limee dinañ leen limaat yéen ñëpp ndax su ma mënee lim rek Aram Cissé ngee Touba Sandaga tubaar fakal la léegi Birahim dina leen lim di ngeen génn fii léegi ñu lim leen ci kàttanu yàlla naa ko ci noonu ba ci kanam rek jërë ngeen jëf sant naa bu wër a wër Adja Seyni bu Ñang cité HLS Guédiawaye macha allah Adja Seyni bu Ñang jógal taxaw ñu xool la parce que ñëpp a toog ku ñu présenté da nga war a jóg taxaw ñu xool la xam yaay kan présidente Grand Dakar Adja Mané Fall laay wax dee leen ci boole Adja waay ndax ñëpp dem Màkka waay Adja Mané Fall vice présidente Grand Dakar Grand Dakar laa màggee fa laa takkee jabar fa laa amee doom macha allah. Adja Mané dafa voyagé mais quand même image am mi ngi fi jëmm mi ngi fi parce que yéen a ko fi toogal alhamdulilah. Adja Ndeye Fatou Fall secrétaire général macha allah qui est chargé de faire toutes les tâches administratives elle a du pain sur la planche mais yàlla na oyof macha allah jërëjëf mat nga li nga doon waaw. Adja Adama Diouf secrétaire adjointe Gandiaye ah macha allah Adja Adama Diouf secrétaire adjointe bu fi nekkul yaa fi nekk. Adja Mam Yacine Sène la trésorière Ngoundiane ah waaw waaw yow moom xam naa ne alors mbooloo ñu dénk la ko nga am sañ-sañ jóg taxaw le maa ngi nii alhamdulilahi rabil alamin yàlla bu dara manqué ci yow yal na yàlla suturaal foo toll ci say njaboot ak ci say femmes yi nga ànd jàpp macha allah. ñu ñëw ci Adja Ndeye Koumba Niang trésorière adjointe benn la rek Parcelles Assainies ñoo bokk dëkk ñun waa parcelle lañu macha allah unité 3
Adja Ndeye Coumba Niang, la trésorière adjointe. Bien, le commissaire au compte. Le commissaire au compte, ma wax tuuti. Les commissaires, ou bien le commissaire, ou bien la commissaire, je ne sais pas, elle est habilitée à venir à chaque moment, à chaque minute, à chaque heure, de venir voir les deux compères, qui est la trésorière et son adjointe, pour voir l'état du financement qu'on lui a confié. C'est une obligation, les commissaires au compte. Ça yu leen neexee mën nañ ñëw fëgg ne leen dañu bëgg a xam compte bi li ci dugg li génn ak li des ak fu mu dugg ak li des fan lañ jëm macha allah kooku on peut citer Adja Fatoumata Sow Sidibé à Saint-Louis ci doomu Ndar la kon man macha allah waaw macha allah jërëjëf kon Adja Fatou Diop cité HSS Guédiawaye ki yaakaar naa bu waxee rek damay kontaan naan ma sa ñaan yu neexi mooy sama xarit ak Adja Fatou Diop macha allah ñu ngi ciy ñëw ci kañam Adja Fatou Diop macha allah commission de transformation merci Lamine affaire yaa ngi jaar yoon Lamine macha allah mon consultant Oumy Gueye Adja Oumy Gueye présidente des Parcelles Assainies man nag Adja Oumy Seck laay wax sama kal la macha allah Oumy Gueye présidente des Parcelles Assainies ànd bu yàgg dëgg la 40 ans ñu ànd dëgg la Adja Fatou Dia Golf Sud kii kenn du ma ko présenté parce que dafa bokk ci man depuis groupement pour la promotion féminine des banques de proximité ma lebal ko xaalis lebalaat ko xaalis lebalaat ko xaalis wóolute boobu moo tax ñu koy lebal toujours Adja Fatou Dia par l'intermédiaire la connaissance qui vient du présidente Adja Seynabou Niang jërëjëf Fatou waa Golf Ngok alhamdulilah Adja Fatou Ndiaye Tivaouane Peulh Adja Fatou Ndiaye Tivaouane Peulh ndax mi ngi fi absente Adja Fatou Sarr Cambérène 2 absente waaw noonu la commission foire et pèlerinage ah lii dinañ ci sawar nag labayka la sharika labayka innal hamda wa ni'mataka laka wal mulk la sharika lak alhamdulillah macha allah Adja Sey Fall Guédiawaye macha allah Adja Sey Fall macha allah Adja Sey Fall Guédiawaye macha allah min Makka min Médine ay Adja Aïssatou Mbaye Thiès mais macha allah kii moom c'est dans tout le territoire national du Sénégal ah c'est réparti dans toutes les régions du Sénégal macha allah Aïssatou Mbaye macha allah Thiès a ngoog waaw ah Adja Binta Ndiaye ngoog Soprim macha allah absente mais quand même jëmm jaa ngi fi parce que yéen a ngi fi Adja Awa Niang cité HSS Guédiawaye macha allah Adja Awa yal na seen taxawaay yàgg jërë ngeen jëf macha allah ñu ñëw ci Adja Degen Faye cité Sofrako macha allah anamu macha allah absente alhamdulilah Adja Fama Faye cité Amokat Guédiawaye on vous remercie macha allah Adja Fama Faye waaw ñu ñëw ci Adja Adam Cissé Sandaga macha allah ah réseau bi am na doole macha allah ay kilifa rek a fi toog waaye macha allah macha allah Adja Daba Silla Touba Bayaax waaw macha allah Adja Daba macha allah jërëjëf yal na seen taxawaay yàgg waay Adja Abi Boy ngo Grand Dakar macha allah Adja Abi Boy Grand Dakar aha alhamdulillah jërë ngeen jëf commission artisanat la commission artisanat
commission artisanat Adja Mam Diarra Mbow cité as Guédiawaye macha allah mi ngi ni xaaral ma tourné sax ñu gisaat la bu baax macha allah Adja Mam Diarra Mbow yàlla na seen taxawaay yàgg ànd bi yàgg te sax ñu ñëw ci Adja Ndeye Koumba Kébé HLM Grand Yoff te ñëpp ngi fi tey Adja Fatou Mar HLM Grand Yoff ba léegi macha allah sant nañ leen gërëm nañ leen macha allah Adja Yaxara Samb Sika Baobab nee nañu neex ngénte man Baobab laa jàngee jërëjëf Adja Sey Khady Sey Thiès ñëw jërëjëf macha allah waa toogal nga ko fi waaw yaay magam yaa ko fi toogal macha allah ñu ñëw ci commission agriculture et élevage commission agriculture et élevage Lamine s'il vous plaît Adja Ndeye Fama Diop Gandiaye macha allah yal na la yàlla tegaat ci yoonu jàmm bi jaay nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam Adja Yacine Dieng Mboro macha allah sa grand bu rafet na de ak sa saak macha allah jërëjëf macha allah Adja Dial Sey Bambey waaw ki sama bàjjan Rama Ndiaye Bambey la dëkk macha allah waaw macha allah Adja Sey Dial Sey macha allah Adja Ndeye Jaariyatu Caax Géejawaay macha allah Géejawaay ngoog ñoo bokk suñu Alioune Sall monsieur le maire des maires on lui salue de passage et la ministre Néné Fatoumata Tall cité enseignant merci beaucoup ñu ngi koy sant di ko gërëm sunu ministre di sunu jarbaat commission partenariat Lamine nous avons Adja Maguette Fall Tivaouane Peulh partenariat macha allah Adja Maguette ñu ngi leen jaar bu baax di la nuyu macha allah sant yàlla bu baax a baax jërë ngeen jëf ñu ñu Adja Anta Thiam cité SHS Guédiawaye ñu ngi lay nuyu baax Anta macha allah barakallah kii nag moom sa kaala gi day rafet na trop Adja Fatou Ba SHS Guédiawaye ñu ngi lay ziar bu baax anamu macha allah sa kol rafet na jërëjëf macha allah Adja Marine Ndiaye Dakar Gaynde Ndiaye mbara wàcc macha allah Adja commission organisation waaw Adja associé la Parcelles Assainies macha allah Adja associé la ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax organisation dafa metti lool 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 macha allah jërëjëf jërëjëf yàlla na yéen bi oyof macha allah Adja Anta Gueye amoo 3 Guédiawaye macha allah Seynabou kii boo toog mu lekk ko nag Adja Maymouna Diatta Ziguinchor alhamdulillah macha allah vraiment le réseau des femmes andi jàpp liggéey s'est réparti dans toutes les régions du Sénégal lii la vraiment xol yaa ngi gisee malgré la distance qui vous sépare vous êtes toujours ensemble et vous serez toujours ensemble macha allah yal na seen ànd yàgg